daanaka bari na ay internet yoo xam ni nelawuñu lépp ñi ngi doon bëgg a xam la xew États-Unis jusqu'à présent yëf yi ndaxte yëf yi dara leeragul ci kanam dinañ ci ñëw gën ko yaatal mais balaa Mairie di nuyoo ñu dem Mairie xam nga balaa ngaa nuyoo ñu ne ma lay expliquer tey la gouvernement bu bees bi di kii te yow wax nga ci lu ne fii ak diggante lundi ba mercredi tey indi nga ci lu ne vidéo tooñ nga ñëpp tey la ñuy war a def seen premier conseil des ministres après remaniement. dëgg la. am na benn message bi ñuy gis nga ko benn vidéo bi ñuy partagé depuis si suba fii ci Sénégal. vidéo donte ki def vidéo bi génn na àddina léegi mois d'avril passé ñu koy ñaanal yàlla xare ko àjjana. def na vidéo bi nga xam ne gis nañ ni tey statut yëpp ñëpp di ko partagé mais ca la mu waxoon moo am solo. baa ñu proposé ko téléspectateurs yi balaa ngaa ñëw nuyoo. ayca ñu def. vidéo bi pareegul cat dugg nañu ndey déjà balaa ñu président li ngeen nar a wax la kon xam naa day xaar nga nuyoo bisimilah nuyool rek tey réalisateur bi de xaas bin moo fi ne. ñu dem. donc maa ngi bëggoon balaa ngaa nuyoo xam nga ma xànju la yooyu tawil la wan la vidéo bi gis naa ni gis nga ko sax mais nga xaw a impressionné tuuti mais xam nga. man nee naa la saa yu ma bëggee impressionné rek maa la ëpp bopp. dëgg la affaire day dëpp. loolu leer na. donc di nuyu suñu téléspectateurs yi. di leen naan dal leen ak jàmm. ci seen biir émission lu xew ci biir internet bi. heure bu baax bi yéen a xam 13h yéen a ngi devant seen bool wala seen téléphone seen bureau en tout cas yéen a ngi en pause. venez consommer avec nous li nga xamante ne mooy. li xew ci biir internet bi. vidéo bi pare na. ayca yow la doon xaar nga nuyoo ba pare ñu tegalatu téléspectateurs yi yéen internet yi aussi ngeen seetaan xam ne lii message bu am solo wax nañ ko lépp loo xamante ne day jàll ci internet bi nga wax ko fi tey même boo génnee àddina gars yi dañ koy génne waat te lii lu am solo la message bu am solo la tey nag mu nekk collège jour bi nga xamante ni jour bu am solo pour ñi ñu tabb ñu bees ñu xam mission bi nga xamante ni la leen population bi di xaare ñu déglu vidéo bi te ñëwaat. kon maa ngi ñaan yàlla may ko xelu mu tànn nit ñu mat te nangu liggéey pour réew mi nit ñu gore ñoo xam ne duñu fen duñu sàcc duñu nar duñu wuruj te daanu xam ni kun fayakun moo laan tabaraka moo fa teg Macky Sall ci kun fayakun ba mu dindi ca benn parcelle dénk leen ko nañu mérité la confiance de Macky Sall te ñu liggéeyee réew mi parce que liggéey jot na nag compétent des gens compétents j'insiste sur ce mot jusque dans son étymologie la plus profonde créée par les Français à l'Académie française pas de sentiment. mi ngi noonu Père Golbert Diagne yàlla na suuf woyof ci kawam moom génn àddina mois d'avril bi ñu génn rek mais lii mu waxoon ko ci beneen contexte gannaaw mais ba tey dafa nekk loo xamante ni gis naa ni tey ci suba ba tey ñëpp a ngi koy partagé ci réseaux sociaux yi ku nekk di partagé statut bi di gën a ñaax ñi nga xamante ni lañ tabb ministre yu bees. xam nga dëgg moom boo ko xasee ba wax rek. dafay des ça dépend de enfin. heure boo ko mënti wax moment boo ko mënti wax dafay ñëwaat ndax dëgg rek mooy mujj ala kulli xaal donc li mu wax ni lu am solo la lu mat a bàyyi xel la ndax ñi nga xamante ne dañ leen tànn def leen ci gouvernement bu bees bi dañ leen fi teg pour la population pour servir la population donc comme l'occasion est rêvée et que aujourd'hui c'est le premier conseil des ministres après remaniement bi ñu bàyyi xel loolu rek comme vidéo baa ngi tourné xëy na ñoom dinañ ko daal di gis bañ a jot waaw daal di statut WhatsApp yi ministre yu bees yeeg ñëpp amul ministre amul dara léegi statut WhatsApp ko ay nekk yaa ngi dëgg sëgg sa téléphone portable dafa yëngal àddina wan ñu image bi Mao nii dafa tombé gis nga jamonoy 1980 ak 2002 xam nga ni bokkul. non 2020. waaw 1980 gis nga xale yi ñoom dañu tàmmoon di foo seen. non dañ lay wan image yu 2020. 1980 pardon. 2020 c'est que différence bi ci xam ne ci ay at sax dafa xaw na bari. ci xel boo koy dégg. mais boo fekkee lu ñu la wan ci image la jamono yooyu nga xam ne suñuy parents yi 1980. da nga daan ànd ak say doom doxantu amul téléphone portable amuloon dara. mais léegi comme image yi ni ngeen koy gisee nii ci écran bi nekk na image yi nga xamante ni vraiment yëf yi daal xam naa mag ñi bu ñu ko seetaan nañu. affaire yi dafa changé àdduna dafa changé parce que comme ni nga ko waxee 1980 c'est la génération des millénials. donc ñooñu ils étaient plus centrés sur l'humanisme entre eux. alors que léegi c'est plus l'individualisme développer sa individualité sëgg ci sa téléphone. nekk yow daal tu peux être dans un groupe. mais en étant seul. mais boo duggee ci kër exemple bi ñu joxe léegi boo duggee ci kër da ngay gis léegi papa yaay
doom yi ñëpp ku nekk yor sa téléphone portable sëgg. même guddi gi heure yi dootuñu sax waxtaan. ci benn salon te pourtant ñooy dëkk sax. mais léegi ñi ngay gën a waxtaanal mooy ñi nekk ci biti ñi nga gisul. effectivement mais papa yaay doom sax dafa sore jëkkër ak jabar rek ngay wax. aywa jëkkër ak jabar rek ci benn néeg rek. ku ci nekk yaa ngi sa téléphone. mais loolu il faut ñu bañ ko nag. waaw loolu moom créer hashtag boobu ñu bañ ko yow miin nga sax yooyu. waaw miin yaa ngi ci réseau yi yaa ngi ci groupe yi WhatsApp yi. waaw yaa ngi ci groupe yu bari. ñun dañuy xeex mais bàyyi yooyu nañ xeex loolu. ñu ngi koy xeex yombut nag. mais ñu ngi koy xeex yombul waaw mais ñu ngi koy xeex. am na solo loolu mooy wane ni jamono jee ni toll jamono jee ni yegsi ci jamono ji nga xamante moom la ñu di atum 2020 téléphone portable yëngal àddina ci kanam dinañ ci ñëwaat sax loolu image bi ñu doon wan la wane ngeen comparé at yi nga xam ne ci moom la ñu weesu ak fi jamono toll tey d'ailleurs tey fi jamono toll élection yi ca États-Unis def na lëmbe na àddina loolu waral ñëpp di ci intéressé wu fi jamono toll la médias yi mais surtout ak smartphone yi téléphone portable yi dina tax ba léegi information yi dañ koy am en temps réel mu nekk élection yoo xamante ni gis nañ ni intéressé nañu bari internet yi hashtag bi xam nañ ko élection day am na élection 2020 am na vote am na ay hashtag yi nga xam ni gis nañ ni ci Twitter réseaux sociaux yi maanaam Facebook Twitter wala Instagram ñëpp dañ doon partagé hashtag bi ku ci nekk doon ci joxe xalaat mu nekk élection yi nga xam ne gis nañ ni ñi ko doon suivre bari nañ ñaata électeurs la ñu wax 250 millions d'électeurs mu nekk ay élections yoo xamante ne ni taux de participation bi en fait dañu wax que ne c'est le taux de participation le plus haut depuis les années 1960 parce que nee nañu électeurs américains yëpp dañu daal di mobiliser wu en masse pour scrutin présidentiel bi am na sax ñoo xamante ne ñu ngi naan participation bi dépassé na li nga xamante ne moom mooy 62% selon première estimation yi nga xamante ne moom la ñu jot a am 62,1 sax % de la population la am ñi nga xamante ne ñoo nekk en âge de voter j'inclus dedans ñi nga xamante ne ñooy la génération Z mooy ñi nga xamante ne ni ils sont nés à partir de 1997 parce que ñoom ça va être la première fois ñuy voter ñoom nga tuddee génération Z non du man maa leen tuddee noonu en fait noonu lañ leen tuddee génération Z. mais da ngay expliquer téléspectateurs yi lu tax ñu tuddee leen ko. waaw moom laay wax ni génération Z mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo juddu à partir de 1997. d'accord ñun 1980 yi ñun ñooy génération millénium. comprendre nga. léegi 80 ñun mooy année 80 yi. waaw ñun waaw année 80 yi ñoom ñooy millénium. beneen bi léegi génération Z mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo juddu à partir de 1997. Y bi. non. Z laa wax. Z moom 1997 Y laa bëgg ñu xam. non Y moom mooy. defe naa ñu may laaj internet ñooy laaj ci génération Y. je suis sûr que ñoom ñooy laajte wala yaay laajte. ah mais bii de mi may dóor nag mais ñoom ñooy laajte maa ngi jàkkaarloo bi. non en tout cas génération Z mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo judd à partir de 1997. ñun millénium ñi ba 1980. génération Y ñoom ñooy nekk entre 1980 jàpp 1996. voilà donc c'est les intervalles ñi pour ñu def mathématique nañ ko jàpp comme ay intervalles rek. voilà donc millénium la X. Plutôt millénium Z Y plutôt après Z. Donc ñoom dañ doon wax ne seen taux de participation. dañ doon compter dessus parce que c'est la première fois en plus ñuy voter et dañuy wax ne que ne taux de participation bi depuis le duel Kennedy Nixon bu nga xamante ne c'était en 1960. mi ngi door a mobiliser plus de 62,8% des électeurs. am na solo taxawaayu réseaux sociaux yi mi ngi doon wax léegi ci génération yi am na solo pour ñu gën koo ficcil ñi nga xamante ni ñooy ndaw ñi mais surtout mag ñi nga xamante ni nga xam ni léegi yëf yi dañ koy def ko ay pàcc ci ay génération ndax ku nekk ak sa génération ak la fay xew lii nag di wane ni États-Unis taxawaayu réseaux sociaux yi am na ci solo ndaxte boo xoolee diggante Donald Trump ak kii di Joe Biden ñoom ñaar ñi nga xamante ni démb la ñuy joxe koppar gi nga xamante ni la ñu def ci ngir seen présence ci réseaux sociaux yi ci mbirum campagne beeg diggante campagne ak ba ñu yegg ba ci élection présidentielle koppar gi mi ngi toll ci $250 millions yoo xamante ni ñoom ñaar lañu dajale ci ay koppar def ko ci seen communication ci réseaux sociaux yi te loolu mooy wane ni jamono ni toll xaalis bu ni toll léegi kat dañ ñenn ñi sax dañ ne mën nga am xam-xam réseaux sociaux fol la mën nga ñàkk xam-xam réseaux sociaux folli la donte lépp daal ci réseaux sociaux yi la ndaxte réseaux sociaux dama ko wax ci ay xam-xam rek compétence ak yeneen donc réseaux sociaux fi la ñëpp nekk fi la ñëpp toll àddinaa ni toll gis nga koppar gi ni toll ñoom ñaari président ñoom ñaar ñi nga xam ñooy xëccoo présidentielle yi fële ca États-Unis koppar gi ñuy toll ni $250 millions yu ñu jël ci ay koppar def ko ci ñoom ñaar financé que ngir seen présence wala seen taxawaay ci réseaux sociaux yi looloy waral ni internet fi mu toll réseaux sociaux fi mu toll États-Unis tamit ne dugguleet ndaxte bu ñu fàttali ko ci élection 2008 yi
Mind tamit nekkoon na fa amoon na fa taxawaay bu am solo loolu waral tey jii daal démb ak tey gis nañu réseaux sociaux yi lëmbe na hashtag bi États-Unis la hashtag bi mën nañu wax ni vote la hashtag bi élection 2020 yaatu na mais tey nag xam naa nañu xëy dem ci diggante guddi fajar gi daal mu xëy mu def président sortant bi def benn genre conférence expliqué ni moom gagné na élection yi. waaw moom daal dañoo xëy mu daal di def benn déclaration comme quoi que ne voilà moom mooy revendiquer sa victoire. te nee na nag parce que moom déjà affaire vote par correspondant yi la doon kaas di ngañ naan dafay am ay fraude. donc looloo tax moom mu xëy mu daal di ne moom il vient de gagner il avait promis la victoire te gagné na victoire bi pour sa nation. te nee na nag jaral na ko ba dem haute cour. pour daal di défendre voilà cour suprême pour daal di def loolu nga xamante ne moom moo di fraude bi. Joe Biden tamit daal dina réagir parce que nee na moom mënul autoproclamé wu vainqueur alors que résultat yi génn parce que am na yenn état grand électeurs yi am na yenn état yoo xamante ne ñuy naan état swing yoo xamante ne résultat yi des na génnagul ba léegi. loolu mooy wane ni yëf yi dafa serré actuellement fële ci États-Unis mu ñor ñu nag ndaxte gis nañ de médias yëpp ci àddina ñi ngi intéressé wu àddinaa ni toll ndaxte wax nañ ko mbirum coronavirus war na yee ñëpp dafa jógee ci Chine jaar fépp ci àddina amul ñu wane la jox la ay information États-Unis ñu naan am na lu ñu ñor waaye àddinaa ni toll kay li réseaux sociaux yi amatul frontière fépp la li xew États-Unis day xew fii day xew fépp te ñëpp et puis on a des compatriotes là-bas donc seen sort aussi c'est intéressant parce que c'est très intéressant mais am nañu discours président sortant bi Donald Trump tey ci suba si muy def benn conférence di expliquer ni nga ndam moom moo gagné élection yi ñu dëgtal leen ko. Tout s'arrête. C'est de la fraude. On a gagné en Caroline du Nord. On a 76 000 voix d'avance avec presque aucune voix qui reste à compter et tout à coup, tout s'arrête. C'est de la fraude. Avec comme victime le peuple américain. C'est une honte pour ce pays. On se préparait à gagner cette élection. Et honnêtement, on a gagné cette élection. On a gagné en Caroline. mi ngi noonu mu nekk xalaatu président sortant mais li ma ci yéeme nag mooy États-Unis daal seen démocratie dox na président bu nekk président sortant. moom mooy teel a yuuxu ne maanaam élection yi dañ ko sàcc. ay yow da nga loolu di bariwul lu ñu koy gis. non parce que lii mooy en fait c'est tout seen démocratie la quoi seen démocratie la mais aussi politique la. c'est une stratégie en fait parce que instant yi xam nga Trump ñëpp xam nañ ne dafa bëgg Twitter instant bi bu defee vidéo bi ñu dugal ko ci Twitter affaire day nekk viral day commencer jaxase bopp nit ñi. mais exactement sax ndaxte Twitter dafa régulariser kon réseau social am bi surtout. ay mbirum fake news nag ndaxte moom. gannaaw ba mu defee déclaration bi def na postam ci compte Twitter am officiel mais dañ ko daal di retirer. effectivement am nañu image bi daal di koy retirer loolooy wane ni taxawaay bi nga xamante ni ñoom foofu ci mbirum démocratie ak surtout fi communication toll mais surtout ci xarala yi bees yi toll. mais tamit di xeex li nga xamante ni mooy fake news maanaam xibaar yu wérul. te loolu chaque jour ñu ñëw indil leen ko amuñu président amul dara. ñoom dañ si daal di nekk en alerte parce que démb dañ leen doon accuser moom ak Facebook Twitter ak Facebook de participer à la fraude donc xam naa looloo tax léegi ils sont en alerte tweet bu am rek bu parlant de victoire alors que résultat officiel génnuñu rek. pourtant am nañu loolu ndaxte loolu ñun ñu ci bëri état yu bëri dañ ci war a mën a jàng surtout fii en Afrique. su ko defee genre réseau social yi. yi nga xamante ni wala réseaux sociaux yëpp. gën a bàyyi xel ci li nga xamante ni aussi ñooy ay mbirum élection ndaxte yi baax na ci qui permettre aussi mooy citoyens yi di xam yan xibaar moo wér te wóor surtout ci réseaux sociaux yi am na solo mooy image bi ngeen di gis gannaaw bi nga xamante ne moom Donald Trump sur le président sortant bi nga xam ne moo nekk fële ca États-Unis ci suba si dafa daal di tweeter préciser que ni moom dafa daal di gagné na élection yëf yi dafa ànd fraude ak yooyu te comme que résultats yi officiels yi génnagul kenn waragul wax diw gagné na wala dara ñi ngi ci décompte yi réseau social bi daal di retirer loolu ngir bañ a jox ñooy américains yi wala àddina yëpp nga xam ni ñëpp nga koy suivre ngir ñu dugg ci jiixi jaaxa loo xamante ni dañ ko duppee fake news te loolu am na solo mais waa Sénégal waa Nigéria ñoom lu leen seen yoon ci moom laa la bëggoon wax en parlant de tweet démb Donald Trump dafa daal di def benn tweet montrer que waa Nigéria dañ ko organiser benn parade parce que waa Nigéria nee na ñoom ils sont pour Trump ñenn ci waa Nigéria waaw ñenn ci waa Nigéria parce que mais bon loolu la ñu mën a wax parce que bu amee ñenn ñu génn ne
Trump pour Trump amul ñu génn ne contre Trump. Donc ñoom dañu daal di def benn parade def seen t-shirt def vote pour Trump. xam nga defal ay bandeau tout ça. daal di def benn marche ci biir dëkk bi. comme ni ñu koy gisee ci vidéo bi. xam naa dañ leen di bàyyi ñu seetaan ko. Mao nga gis vidéo yi nga xam ne démb viral la parce que président sortant bi ci boppam moo tweeté lu ni mel partagé ko ci réseaux sociaux yi. ba pare di leen remercier waaw daan ne moom ca Nigéria ci Afrique la ñii mu nekk foo dëkk bi nga xamante ne moo ëpp population fii ci Afrique. Effectivement ne am na ñu ko fay support ci période yi nga xamante ni période jour élection la mu nekk loo xamante ni lu am solo la ci moom mais lu yéeme la. ndax paradoxal la pour ñun ñi fii ci Afrique ñëpp a nga ko doon partagé diggante démb ak tey te loolu nekk na loo xamante ni lu ñuy proposé suñu téléspectateurs yi suñu bokk internet yi. loolu am na solo je pense que bu fekkee élément bi pare na maaw mën nañ ko xool won ko téléspectateurs yi internet yi après ñu ñëwaat. mi ngi noonu loolu moo xewoon ca Nigéria waaye mi ngi noonu daal élection américaine day wax ni concerné leen ñëpp jàpp nañ ñëpp amal na leen soxla gis nañ ni médias français yeeg fii boobu passant par Sénégal partout dans le monde réseaux sociaux yi fépp foo laal ce sont les grands qui jouent. ñëpp mi ngi noonu ce sont les grands qui jouent. Et quand les gens quand les grands jouent le monde regarde. mi ngi noonu am na solo ñu ñëw nag si suñu yëf ñun. waaw ñu ñibbi si suñu dëkk ah. voté wu ñu voté waaw li ñu nekk si. waaye nañ ñibbisi rek. gars yi ñu bari ñu ngi suivre actuellement ci réseaux sociaux yi page Facebook bu télévision Futurs Médias hashtag bi sunu net la miin ngeen ko muy Twitter Facebook wala Instagram boo leen demee ci chaîne YouTube bu télévision Futurs Médias émission bi day continuer mooy seule émission boo xamante ni Afrique dañ leen di bàyyi ngeen di continuer. voilà avant commentaire pendant yi et ci suuf après mi ngi noonu avant pendant et après te am na solo démb bàyyi loon nañ fi benn image yu benn vidéo teaser bu gàtt. ci Youssou Ndour am na beneen. am na beneen internet yi ñu ko defal nañ ko delloo nañ ko teg ñu xool. acca mi ngi noonu lan la gaa yi bëgg. gars yi dañu bëgg a xam ndax dañu war a dolli. dolli nañu démb. dolli nañu démb fu ñu ko bëggee. ay ca kon fii ni commentaire yi la ñuy xaar. ni ñu xool. ñu ngi xaar ñu ngi ca noo leen ko bëggee. noo leen ko bëggee rek wax leen ñu ko ci li nga xamante ne ni moom mooy commentaire yi su ko defee ñun ñu dinañ ko daal di lire ñu xam ndax dolli boobu loolu la wala du loolu. ak beneen bi am na tey bi ñu wane tey ni ñu ko bëggee. non boobu gisaguma ko. non ni ñu ko bëggee dama bëgg ñu xam commentaire u internet yi comme démb bi ñu nee. ndax ñu dolli ñëpp nee nañ na dolli na deex na dolli nañ dolli ba mu saf. waaw ñoom ñëpp loolu lañ doon wax léegi fan lañ ko bëggee nañu wax. waaw wax leen ñu fan ngeen ko bëggee su ko defee ñu daal di. ci kanam ñu ñëw ci commentaire yi loolu. waaw ñëw ci commentaire yi ci am na affaire solo déggante ay teaser la yu ndaw mbiri internet la jamono ni toll moo tax. en tout cas Idrissa Seck daanaan nee na bañ a ko dolli. dolli ba mu neex loolu ñu wax dañuy dolli ba mu neex am na solo hashtag bi sunu net la li ñu leen di li ngeen di partagé ñun tamit dañ koy partagé ak téléspectateurs yi internet yi am na solo wax nañ ko waxtu bi bu jotee dañuy leen di sensibiliser mbirum immigration clandestine yëf yaa ngi gën di yokk chaque jour ñu wàññi ñuy génn àddina chaque jour ñu wax leen ko chaque jour ñun tamit ñu def suñuy message gën a sensibiliser ndaw ñi gars yi mën nañ ko gëm ne war na mën a nekk ni fii lay doon. waaw war na mën a nekk ni fii lay doon parce que depuis si suba aussi depuis démb sax laay wax. ñu ngi ñuy révéler de plus en plus de morts d'ailleurs am na ñoo xamante ne ñu ngi estimer le nombre de morts à 480 li nga xamante ne ni ñoo gaañu ci diggante weer d'ailleurs sax am na ñu ne que ne immigration clandestine bi rey na en un mois li nga xamante ne ni moo ëpp lu Covid bi rey donc ñu daal di bàyyi xel bu baax a baax ci li nga xamante ne moo di immigration clandestine bi démb waxoon nañ leen ko jàpp leen si hashtag bi non à l'immigration clandestine. def leen seen message moo xam artiste nga moo xam influenceur porteur de voix wala même sénégalais lambda ngeen def ko avec le hashtag sunu net ngeen daan di ko yónnee su ko defee ñun ñu jàllale ko parce que on est toujours là pour informer aussi mais aussi yeete parce que li ngeen mën a def feneen xëy na metti na trop ñu def ko ci dëkk bi waaye nañ
nañ ko jéem a def ndax Sénégal ñun ñoo ko moom suñuy jeunes et suñuy doom ñoom ñoo ko moom. jaajëf Merry internet yi kontaan nañu même ñuy fas yéene dugg ci gaal sax bu ñu déggee sa message bi dañ naan nañ bàyyi quoi vraiment Merry li mu wax ni am na solo loolu mooy wane ni émission bi am na solo yéen internet yi tamit seen hashtag sunu net la miin ngeen ko def leen ci TFM def leen seen ay message ñun tamit ñu partagé ndoog ak yéen message yi li Merry wax duñ ci tegaat dara gars yi nañ ko gëm ne fii la na ku ci nekk jàpp muy porteur de voix yi wax naa ko commençant ko ci Youssou Ndour même président Macky Sall ndaw ñi ñoom Wally Seck ñoom Pape Diouf woykat yi ñoom Sadio Mané joueurs yi mooy basketteur rek ñoom Gorgui Sy Dieng nañ ñëpp ñëw jàpp ci def ci ay message yoo xamante ni yu am solo su ko defee ku ci nekk mën a jàpp ne ay porteur de voix ngeen te seen wax dina yegg fi nga xamante ni ndaw yi nañ ko dégg te loolu nekk na lu am solo leneen li mooy chaque jour nga sonal nga waa Thiès yi sonal nga waa Thiès yi internet yi nag sonal nañ bàyyi Thiès nag léegi doy na. waaw doy na mais xam nga VAR. lii mais VAR bi doy na nag. wa mi du man. lundi mardi mercredi dimanche lundi mardi mercredi ba jeudi doy na. mais xam nga du man ñun wax nañ leen principe émission bi. lépp lu nekk ci internet bi dañ koy indi. ñi ñi seetaan ko te ñi ñaa ngi vaar doyul bàyyeeguñu idi ba léegi xam nga ci vaar bi dañu génneel benn vidéo boo xamante ne dañuy wane idi mu nekk di def li nga xamante ne moo di pédicure manicure loolu yàgg na de loolu yàggal vidéo bu yàgg la mais dañ ko génnewaat mais comme idi dafa xew ñu daal di ko génnewaat am nag ay internautes genre ñoom wili yi naan ñoom bu ñu màggee ba mel ni idi wala ba am dañuy bëgg a toog nii ñu leen di defal pédicure manicure ni seetaan vidéo bi ñëwaat kon image baa ngi nii mi ngi noonu jarul image bi sax jarul kii de mën nañ ko commenté waale nii ñu koy wone gis nga mais dara nekku ci lii non dara nekku ci da nga wone ni temps yi daal lii la war a mën a dem waaw temps yi lii la war a mën a def waaw tabb nañ ko ba pare day dem defi pédicure manicure doo ko dem palais jeex na bari doo ko dem ci conseil économique et social daal di toog tegale ay tànkam bi dafa baax yow sax bëgg naa la si inscrire nag bëggoo ci waaw non yii est-ce que doo ko bàyyi ak ñoom ñii ñoom kilifa yi maak yow way wax non man du ma def ci yaay maak yow way wax ñi ci internet yi ñu bàyyi ñu rek ñuy kaas nekk ci internet bi di kaas rek di def ay live kan yow mi mais yow mosuguma gis sa live kañ ngay live man yow dig nga fi internet yi fecc dig nga fi internet si danse Jérusalem bi defoo ko gis nga li nii waaw baax na nañ wax ci image bi nga xamante ni def na tour réseaux sociaux yi mooy Maodo Malick Mbaye moom image bi gis naa ni ñëpp a ngi koy statut di wane ni moom jàppoon na ci bu yàgg doon dox jàmm waaw ci diggante président de la République ak Idrissa Seck donc lii ay image yi nga xamante ni tamit internet ñu ngi koy génnee ku ci nekk di ci jàpp di wane ni ñii ñu ngi ci doon dox jàmm ngir ñu retrouver wu ngir mën a liggéeyal Sénégal loolu tamit doonte tooñ yeeg yooyu parfois tamit ñu wane image yi nga xamante ni tamit gars yi ñu ngi ci doon def taxaw seetlu waaw 2017 ba léegi mi ngi daal di def li nga xamante ne moom mooy médiation donc 3 ans de médiation apparemment on peut dire que ça a bien abouti voilà am na résultat bu baax voilà ça a bien abouti donc dëkk bi tamit qu'on se le dise am na ñoo xamante ne dañuy lijjanti li nga xamante ne moom mooy li gën a raffermir les liens parce que en dehors de tout ay nit lañu ay jullit lañu donc même bu dul woon sax li jot a xew ay jullit mën nañu nekk dans l'adversité mais en paix même bu dee ci wàllum politique bi mais dox jàmm dafa daal di baax te Sénégal tàmmoo nañ di am ay kilifa yoo xamante ne ñoom loolu moom mooy seen rôle am na solo wax nañ ko li nekk ci internet bi internet léegi dafa xew réseaux sociaux yi xew téléphone portable xew surtout parlant de téléphone portable sa téléphone portable su ma ci jëloon di ci sotti ndox ni nooy def su ma jiimale woon jékki-jékki rek jël ndox rek di ko def nii sa téléphone dama koy jël daw waaw gisoo da nga ma ko wax rek ma freeze nga yëngatu dama freeze nii taxaw am na image xoolal ñi ñu seetaan vidéo bi di ñëwaat mais wax leen tuuti ci téléphone doo ko jeexal waa ji da doon bañ a tooy de mais bi téléphone bi woddee waxuma la tooy moom ci boppam dafa lóor téléphone nii yow téléphone dina dof loo nit ñi. xam nga lii dafa am lu may fàttali sama benn sœur mënul fay mu téye téléphone xam nga soo mënul fay da ngay toog da ngay sore ndox mi ngi toog ci piscine bi yor téléphone bi waaye ba téléphone ba duggee da ngay dugg mënul fay de waaye dafa plongé léegi ñun ñoo obligé téléphone dafa jege torop léegi fi mu ne nii ci xolu gaay yi boobu ñun ñëpp dañu tiit léegi téléphone dafa jege torop ci xolu gaay yi ma xalaat ci la ñuy def suñu lépp téléphone léegi ci la ñuy def suñu lépp man daanaka boo sàccee sama téléphone bii maanaam mu mel ni sama bopp bi nga yenu rek yow man ngay waxal man mi ñu sàccoon temps yële passé samay téléphone mais loolu de yow noo mel loolu après di ñu ko nettali yée sama daw yi ci biir point E bi loolu am na solo foofu looy wane ni téléphone portable bi fi mu ne nii dafa sori ci xolu gars yi waaye téléphone portable bi tamit lu nekk ciy xew wax nañ ko tey ñun tamit dañuy ñëw di leeral rek am na ñoo xamante ni ay secret yu ndaw yu ñu leen won xam naa ni tey yii du neex gaay yenn gaay yi
bu ñu leen di surveiller ci téléphone portable. waaw nan ngeen di def ba xam ne am na ku leen di surveiller. waaw loolu yëpp dafay daal di loolu da nga koy tënk rek nag bu wax suñu secret ñun ñëpp. ah man pourtant maa ngi bëggoon sax ñu def benn dossier boo xamante ne dañuy non wax sax tënkal pour dafa am ñoo xamante ni xam nga doo xam daal. damaa bëgg xale yu jigéen ñi tamit ñu xam seen jëkkër yi naka lañ leen di mën a pister pour xam seen jëkkër yi fa la ñu dugg fa la ñu génn loolu mën nañ ko xam à travers le téléphone. léegi wax ñu téléphone bi portable bu ñu lay surveiller ba xam ne ma ne par exemple bu ñu lay defal bu ñu la mettre sous écoute. waaw par exemple boobu mën nañ ci wax. nañ wax ci léegi pour xam ndax par exemple yow tu es sur écoute ou pas. c'est très simple boo yoree sa téléphone ci clavier bi da ngay def astérisque. boo defee astérisque nga daal di def. astérisque mooy x bi mooy affaire bi def. non yaa may dugal ci lu ne. expliquer lu simple wala nga tàllal sa téléphone wan leen ko. xaar leen ma defal leen ko nii comme ça ngeen daal di ko. clavier bi gis nga boo leen ko gisee nii à travers le truc. donc mooy rond bi ngeen gis ci suufu set bi. foofu ngeen di daal di cliquer. boo leen cliquer foofu ngeen daal di def dièse moom mooy nekk juste après 0 bi. ngeen daal di def 21 dièse. ngeen daal di def touche appel. boo leen defee nag li nga xamante ne moom mooy touche appel bi. bu boobaa di ngeen am ay message yi nag boo leen gisee ñu bind. transférer loolu mooy vous êtes sur écoute. maintenant boo leen gisee ñu bind non transféré maanaam affaire bi yëpp yaa ngi def boo gisee nag ñu def non transféré loolu mooy vous n'êtes pas sur écoute. kon nekkuma sur écoute man. kon yow nekkoo transféré laa ne. maa wa sur écoute. defal waxatal affaire bi gars yi dégg ko dièse. da ngay def non astérix d'abord mooy x étoile bi voilà. ensuite nga def dièse. nga def 21 2 ak 1. nga def dièse. daal di def touche appel. n'importe quel téléphone. boo ko defee di nga xam ndax mais yaa ngi wax suñu secret rek sur écoute ou pas boobu daal. internet yi dina tàgg rek mais yaa ngi sañsee mais yaa ngi kii nga ne tey da ngay fippu di wax suñu secret yi. non du question wax fippu man ñëpp laa fi nekkal jigéen comme góor. parce que góor yi tamit ngeen say dinañ bëgg a xam affaire yi. yow tamit vraiment waroo koon wax. non bàyyi ma wax ko d'ailleurs sax Ndiaye en parlant de téléphone am na tey benn message boo xamante ne jot naa kaa recevoir. ci ñu bind nu mu tuddati sax yuusu laa ko yónnee. suñu kii bi suñu monteur bu xarañ bi. message bi lan la. message bi daal defe naa ñu bëree sax daal dinañ ko jot ndax dañuy doon wax nekk dañ lay wax qui a testé pâté. comprendre nga voilà message bu gars yi di jot la am na nag ñu bëre ñoo xam ne voilà test avec le numéro de pâté voilà mu mel ni benn erreur la mais ñu bëri dañu foogoon ne fraude la parce que xam nga comme ni nga ko waxee léegi téléphone c'est tellement privé il y a tellement de données que da ngay tiit mais on nous a fait savoir que ne en fait c'était juste un message de test boo xamante ne nii waa ANACIM ñoom ñoo ko doon def donc service Sonatel ñoom ñoo doon testé avec ñoo doon testé un nouveau service d'information climatique donc xam naa ci prochaine émission yi dinañ ci ñëw mais pour en tout cas ñi nga xamante ne jot nañu boobu SMS ñu xam ne que ne du fraude du dara lu grave nañ ko supprimer rek. loolu am na solo voilà mais li moo tax ñi sa émission bi am solo ndax ñii njariñ la mais tey suñu secret bi nga wane moo tax du ma ci jaaraat sax dañuy jàll nii. ci le meilleur pour la fin le meilleur pour la fin kii kan la lii lan la démb am na bu ñu fi bàyyi woon gis nañ ni démb ñëpp ñu bari trouvé nañ ko mais ñëpp a ngi ñu doon jox aussi yeneen réponse di jaawale am na ñu ne sax Bouba Ndour la am na ñu ne. man dégg naa sax man mii sax. waaye dégg nga ci sax sa bopp mi ngi noonu am na ñu ne Bouba Ndour am na ñu ne Viviane Ndour am na ñu ne ñeneen mais gis naa ni tamit am na ñeneen ñu ko trouvé ku ci nekk am na koo xam ne sax faf daf ma woo téléphone ne ma kii Karim Wade la jumaa yu ñaari tali la mi ngi ànd ak papaam Abdoulaye Wade. moom daal image bu nga xam ne gis nañ ni Twitter Facebook Instagram ba ci sunu chaîne YouTube ku ci nekk di mi ngi ci doon commentaire ngir bëgg a dem ci jili waaw ngir bëgg a dem ci jiili comme Adama Sarr mi nga xamante ne moom la ñu tànn démb pour mu dem ci jiili ndax moom tamit comme ni nga ko waxee démb mi ngi ci Instagram mi ngi ci Twitter mi ngi ci Facebook. donc kii muy image u Karim Meïssa Wade moom mi ngi nag juddu le 1er septembre 1968 fële ca Paris. donc homme politique sénégalais di doomu ancien président de la République du Sénégal monsieur Abdoulaye Wade. bi nga xamante ne moom moo ko nommé woon en mai 2009 ministre d'État de la coopération et des transports avant que moom muy quitter gouvernement bi après la défaite de son père en 2012. ñu mi ngi noonu nekk yor na fi ay ndomba tànk bu nekk ci àddina fii ci Sénégal mi ngi noonu démb daal photo boobu bi mu nekkee ndaw la wax nañ ko dañuy jël photo kenn démb ngeen wax ñu tey kan la ngeen tegal ñu photo bi def ci tuuti biographie ci nit kooku nekk ci ginnaaw photo bi mu nekk loo koo xamante ni internet yi dañ koy taamu ku ci nekk di joxe sa réponse loolu yëpp di participer ci émission bi ñëpp bëgg a dem ci jili mooy
suñu sponsor officiel bi nekk rond-point cité kër góor gi di ko jaajëfal moom mi nga xamante ni képp ku ñu tànn fii ci moom da ngay dem mu jox la téléphone portable ba xamuñu. ndax gars yi dañuy dem photo wu. envoyé ñu suba sax nañ leen woon photo wu ki ñu tànn démb. ndaxte envoyé nañ ko léegi nii Adama Sarr am na ku mu yónnee mu dem jëlal ko lowam peut-être téléphone portable wala ay gadget nekk na loo xamante ni sunu sponsor officiel moo ñu koy jagle di Jili nekk CSP nekk rond-point cité kër góor gi Jili Samsung nekk koo xamante ni ay téléphone portable yu am solo mu ay matériel électronique te loolu gis nañ ni sénégalais yëpp ko soxla te léegi ñëpp miin nañ ko mairie sax da nga leen romb ñu naan ndax Mamadou Ndiaye doo ma yóbbu ci Jili. waaw dañ leen war a yóbbu ci Jili wax nañu dëgg nag Mamadou Ndiaye ndax suñu yaay lañ foog ñu bégal leen donc Jili mi nga xamante ne mi nga fële ci cité kër góor gi wala nag boo leen demee Colobane tamit am na fa boutique ngeen dem fa climatiseur yaa ngi fay climatiseur yu mucc ayib ay cuisinière ay mobilier d'ameublement astafurlah maa ngi naan ameublement ay mobilier yoo xamante ne ni électroménager la boo leen fa demee avec une garantie de 24 mois donc boo leen demee ci Jili di ngeen ci am yu baax ak ay téléphones yu mucc ayib marque Samsung. jaajëf Jili jaajëf internautes yi ji leen jaajëfal yéen ñëpp seen commentaire bari na ñi ngi gis commentaire yëpp gis ngeen parfois yiy jàll ci suufu écran bi di wane ni émission bi ñun ak yéen a ko bopp li ngeen di envoyé da ngeen koy gis en temps réel mu nekk lu am solo wax nañ leen kii kan la tey jox leen réponse bi war na indiwaatal leen kii kan la bu bees bi tey kan moo nekk ci ginnaaw photo bi tey kii kan la wax leen kii ku mu doon seen commentaire laay xaar sax en même temps ñu dugal leen photo kii kan la bu bees bi dañuy bëgg a gis commentaire ci saa si parce que dafa am ñoo xamante ñu am rapidité wu vite fait dugal réponse bi action réaction kay action réaction loolu dafa baax gars yi di wane ni gars yi dañuy suivre kii kan la mais li yomb na quand même xam naa tey kontaan nga boo gisee jigéen nañ ci dëkk pour yow jigéen ñi rek a fi ne mais ni nga xam ne àddina jigéen ak góor la femme est la mère nourricière du monde dëgg la kenn weddiwul mais jigéen ak góor ñoo ne ci àddina mais yooyu moo tax ma taxaw fi léegi man dama taxaw fi pour représenter jigéen yi yow nga taxaw pour représenter góor ñi on est le monde voilà donc kii ngeen ñuy wax waaw kii moom yomb na nag en plus dafa xew si jamono waaw xam nga ñun moom li xew ci biir internet bi jamono la ñuy toog ñuy jógee gars yi ñuy message waaw grand Cheikh Ndiaye depuis et puis gars yaa ngi trouvé dafa mel ni waaw Mbour gëm sa bopp ba waa Mbour yi ñoom ñëpp ñi ngi commenté des messages Tafa ñoom ñi ngi commencé ku nekk ngi teel a joxe sa réponse même Chérif Dia sax léegi dañuy dugg jugal joxe na réponse day joxe réponse moom it ne kii kan la ah Cheikh nee na ñu jox ko trophée bi ndax chaque jour mu trouvé am na solo loolu mooy wane ni gis nañ ni émission bi ñëpp a koy seetaan waxtu wi en tout cas loolu mooy bi ñu leen fi bàyyi suba ñu ñëw leen indil leen kan moo nekk ci ginnaaw photo bi wax naa la da ngeen di indi réponse bi joxeel ñu defal ñu biographie am jaru muy gudd nag am na ñu nekk ci chaîne YouTube bi livre la ñu bindal leen internet bi defe livre bi dafa gudd mais baax na ñu wane ni gars yi ñu ngi ñuy seetaan bu baax di suivre ci réseaux sociaux yi en même temps dañuy wane que ne ils font de la recherche surtout ça ndax loolu lañ ci bëgg ay ñoom ameen ñaa gars yi bëgg ñëpp a bëgg dem ci Jili xam naa téléphone portable li ma maire bi waxoon dama bëgg a changer seen téléphone te yéen seen émission boobu laay jaar pour changer ko ñaan leen sponsor yi gën a ñëw téléphone yi ñu koy gën di maye ñu tànn benn yaay booy wala benn papa de mais foo ni tànnee ñoom du ñuy commenter dañuy seetaan xanaa dañuy woote téléphone waaw ñu yónnee message rek parce que bëgg naa tamit ñu tànn leen daal loolu baax na waaw loolu baax na am na solo di jaajëfal gars yi ñuy suivre ñëpp gis naa gars yi message yëpp gis nañ leen ku nekk ngi joxe sa réponse mais suba rek suba continuer leen ci chaîne YouTube bu télévision Futurs Médias fa lay émission bi di continuer amoon na lu ñu fi bàyyi woon lii lan la waaw amoon na dem ñu fi bàyyi lii lan la damay ree ndax dafa am ko mu ne léegi fii nii nee na wax bi nañ koy eggali sur écoute bi ñëpp ak may message ñëpp ak may xoolal nee na sur écoute bi nañu wekk xoolal sànq ba tey maa ngi jot ay message ku ne naan mën na continuer formule bi loolu lañu wax nee na ñu continuer affaire bi ndax dañ ko dagg suba dañuy doser yéen sur écoute bi waaw léegi intéressé na ñëpp te li ma ci jaaxal mooy ay góor rek a may bind nag ay góor rek a may bind ku nekk ngi commenté jeunes yi man mosuma xam ne sax yéen da ngeen di seetaan télé bi heure bi nii yéen ñëpp ku ne message naan sa waaye continuer leen sur écoute bi loolu baax na de internet yi sax réagir ñu noonu ni ngeen seen réaction yi ma gis nii yéen ñëpp ku nekk ngi message mais ñi ngi xaar suba daal mairie peut-être mën nga ci ñëw te du ñu yem foofu rek non instant yi kay dugg naa si yéen pareeguma ci yéen de am na ñeneen endroit yi ngeen di dugg téléphone yi yëpp lay enregistré léegi par exemple man su ma envoyé yenn message xam nga waaw bañ sama jabar gis ko waaw su ma message ba pare du ma ko effacé am na feneen fu ma mën a duggaat tamit pour mën a ko effacé mu set wecc téléphone bi waaye nag am na feneen fu ñu mën a dugg pour gis message effacé boobu xool mi ngi defanteeg man moom man du ma sa jëkkër bu defante
jotewu ma ak yow. comme si sa jëkkër mooy wax ak yow nii. déedéet non mais non góor yi laay wax fu mu ne nii góor yi may agressé. genre ñoom maawo laay wax. nga xamante ne dañuy bëgg a effacer yëpp. am talu dara. waaw yii wóor bàyyil maag maawo ñu ngi gisante bàyyil. ñaari jabar nga koy tooñal leneen. maawo. jaajëf téléspectateurs yi jaajëf bàyyi ñu bàyyi leen nag image bi ñu bàyyi lii lan la bi. waaw lii lan la bi ñu joxe réponse bi. peut-être ñu tànn ci kenn pourquoi pas. waaw pourquoi pas mën nañ ci tànn kenn. mais loolu gis naa ñëpp trouvé na solom. alom. waaw alom. alom moom solom. bon am na ñuy wax am na ñuy wax alom am na ñu naan solom. mi ngi nii waaw alom am na ñu naan alom am na ñu naan solom waaw loolu ni moom ñëpp ko trouvé. dafa yomb parce que dafa yomb comme ni nga ko doon waxee. internet yi tamit dañuy wan ay image yu xaw a kii mais xale yu booy xale yu 20 ans yi. c'est que nag yow da nga bëgg yu safal kii bàyyi leen yow déjà kii kat la bi yenn saa yi day saf. mais bii dafa yomb quoi bii. waaw bii ça va booy 2000 sax xam nañ ko. waaw baax na du ci léegi baax na. nee naan jàngi école amoon nañ mère bu ko doon jaay no mère Thiam. waaw mère Thiam à côté. ngay dem jaay ko ñaar dërëm boobu ñaar dërëm am na valeur de. ñaar dërëm léegi la amatul valeur nii di ko collectionné. suñu mbokk internet yi hashtag bi sunu net la miin ngeen ko yéen miin nañ ko ñun. da ngeen di partager seen photo muy Twitter di Instagram wala seen message ñun tamit ñu partager ko ak téléspectateurs yi te loolu gis nañ ni miin ngeen ko léegi wax nañ leen ko def leen message aussi pour mbirum immigration clandestine bi. nga xamante ni bëgguñu sax immigration clandestine parce que léegi immigration irrégulière. mooy ñuy changer rek comme. ñu moom tubaab yi rek la ñuy suivre. irrégulière dañ ko waxee noonu nga xamante ni moo xew lëmbe àddina léegi mbëm lëmbe Sénégal gis nañ ni ndaw ñu bari di ci ñàkk seen bakken loolu nag dañu bëgg mu dàkk te ñun ñëpp ciy jàpp. ñun ñi dañ ciy jàpp ay ndaw la ñu mbiru internet la mbiru ndaw la ñu koy partagé ndoo ak yéen. def leen ay vidéo joxe seen solution joxe seen xalaat gën a sensibiliser suñu yeneen gars yi ñun ñëpp. mën nañ fi mën a toog gëm ko ni war nañ ko mën a ñafe fii te nekk na lu am solo wax nañ ko nag di lancer un appel ay ñoom Sadio Mané ñoom Diao Baldé Keita ñëpp. ñi nga xamante ne ay porteurs de voix lañu wax nañ ko musiciens yi artistes yi Wally Seck machin ñoom ñëpp na ci ñëpp ñëw jàpp ngir ñu gën a mën a sensibiliser ndaw ñi ngir ñu mën a toog fii ñafe ko gëm ko muy metti ñu koy gëm ndaxte fépp a metti fépp a metti surtout période yi nga xam ne mbiru corona la ak atum 2020 nekk na lu situation bu compliqué te doy waar jaajëf jox dig daje gars yi nii nag nee nañ tey li nga indi dafa am solo ñëpp a ngi lay message ñëpp a ngi commenté ndax mbirum téléphone portable yii nag secret yi da nga ciy bàyyi da nga yem ci internet rek yow. mu dugg ci téléphone bàyyi déggoo mën na la instant yi dugg naa seen garde maa ngi jëm ba ci biir. waaw baax na yow bu ñu duggee sa garde rek nga dëx fee nga yem nga naaw. pas de problème donc ñu leen di jox dig daje pour demain le dernier numéro. de la semaine li xew ci biir internet bi en attendant maa ngi remercier ki nga xamante ne moom moo di Sañse Ma Design au 77 503 44 08 moom moo génn ci chemise coton bu oyof bi. waaw merci ak ki nga xamante ne moom mooy triangle de la beauté pour la coiffure des cheveux nappis donc les photos bien sûr comme toujours sur les réseaux sociaux inchallah à demain. jaajëf mbokk internet yeeg téléspectateurs yi jaajëf di remercier équipe digitale bi nekkoon ci ginnaaw ku ko jiite di Adja di remercier Yàgg aussi ñoom Babacar réalisateur connecté bi tey muy Mao Cissé di ko jaajëfal Youssou bëggee nañ leen jaajëfal équipe ñi nekk ci ginnaaw ñëpp di doon jàpp ci émission bi di leen jox dig daje ba suba ci beneen numéro li xew ci biir internet bi. jey papa Thiayin ay waay tata Thiayin góor gi demal lawal nga ko ay waay lool lay lawal ay lawal moom ma gënal deuxième ak troisième ak quatrième ak cinquième jey papa lawal ay waay lu tax waay yàlla bu mu am ay furital ay waay ba nga naan kan